téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission Kenu Askan Wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal professeur Ndiassé Diop nekk médiateur bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci décision bi nga xamante ni conseil de discipline bi génne na ko dem ak sanction yi nga xamante ni moom moo fa tukkee moom mi di médiateur bi nekk tamit professeur ci département bu faculté des lettres et sciences humaines di jàngale wàllum géographie loolu yëpp dina ko faram-fàccee ci biir émission professeur Ndiassé Diop maa lay dalal jàmm ci plateau Kenu Askan Wi fii si ITV. merci ñoo ngi leen di nuyu di leen sant. ci invitation bi ngeen ñu defal pour ñu mën a ñëw jàkkaarloo ak opinion bi. alors professeur gis nañ conseil de discipline bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ginnaaw daje bi nga xamante ne amoon na vendredi démb dogal yi génn na gis nañ ko sax fës na si presse bi alors solo dogal gi soo si mën a ñëwaat lan nañ mën a jàpp si dogal bi laataa ñuy xuus bu baax di def rappel lu waral décision yi. waaw dogal bi li ko indi mooy jamono yii ñu weesu dañoo nekkoon ci renouveler li ñuy tuddee amicale d'étudiants. oui. jot nañoo renouveler faculté de médecine faculté des sciences économiques et de gestion plus la faculté des sciences juridiques et politiques et récemment la faculté de lettres et sciences humaines. À l'issue de ces élections 2 facultés ont soulevé. wolof ñu génne. loo nga xam ne nii dafa niroo ak ay tolof-tolof. ci biir doxaleen bi nga xam ne nii noonu la amicale di war a doxale résultats yi ñu jëkk a génnee ci faculté bu ñuy wax faculté de droit et sciences juridiques. oui et politique. et politique faculté des sciences juridiques et politique. oui. bi ñuy génnee foofu ay résultats dafa jaaxal ñëpp. ndax résultat ba nga xam ne kañu yaakaara ni mooy gagné su fekkente ni résultats yi ñu ko jox. dafa nekk 0 ñëpp dañuy jaaxle. dañ naan wala machine bi génne résultat yi moo baaxul wala dafa am loo nga xam ni. moo indi tolof yooyu. bi loolu amee. kilifa yi nga xam ne ni ñoo yor faculté des sciences juridiques et politiques. dañu taxaw ni résultat yi day taq na suuf. kon nag daanaka duñu ko mën a nangu yooyu élection dañuy war a wootewaat. ñu ñëwaat saytuwaat lu waral loolu bu fekkente ni nii laaj na ñu delluwaat. ci voté ñu delluwaat ci voté loolu nag bañ ko yëkkatee. étudiants yi nga xam ne nii seen coalition moo jiitu woon ñu ne ñoom bëgg ñu dégg loolu ndax ñoom ñoo gagné. ñi ci des ni tam ñoom bi nga xamee ni jub nañu élection yi buñ doon def li ñuy wax sondage yaakaar ne ñoom ñoo war a gagné kon nag mënuñoo am 0 voix. loolu mun na nekk alors recteur daal di woote. coalition yi yëpp ñu daje. man maa nga fa woon comme médiateur. ak responsable yi nga xam ne ñoo yore faculté des sciences juridiques et politiques. ñu ni daal li ñu gis mooy résultat yi ñu saytu niruwul lu méngoo ak lu mën a am. kon nag nañu wax ab commission mu jéem a saytuwaat li xew ngir ñu xam ba xam dañuy continuer valider résultat yi génn wala dañuy wootewaat. ca mujj ga ñu ni dañuy wootewaat élection bañ ne dañuy wootewaat élection nag ñi nga xam ni ñoo gagné woon. ñu ni ñoom dañu dellu defaat élection bañ leen woo ci réunion bi sax ñëwuñu bi loolu amee nag kuréel gi nga xam ne moo gën a rëy ci faculté des sciences juridiques et politiques muy assemblée de faculté ñu daje ni ay la yéwén su fekkente ni nii étudiants yi mënuñu delluwaat ñu defaat élection yi nga xam ne nii daanaka yenuwul maana kon dañuy suspendre élection yi jusqu'à maintenant kon loolu daal moo indi coow. loolu moo indi coow bi ci faculté des droits et sciences. faculté des sciences faculté des sciences juridiques et politiques. waaw léegi ñu dëkk ci faculté de lettres bi nga xam ne yaakaar naa ni moom itam comme am na habitude di def ay élections. te du am tolof yu bari. buñ ci ñëwee dina sotti. foofu bi ñu fi ñëwee amul dara loo nga xam ne nii doon na ci tolof bu nga xam ne nii nemmeeku nañ ko mais ba résultat yi génnee ñi nga xam ne nii ñoo perte am na ci coalition bu nga xam ne dañu moom nanguwul résultat yooyu du ko nangu tey du ko nangu ëllëg. loola nag moo daal di jur. la waa faculté de droit doon ñaxtu ba indi ci violence faculté de lettres aussi ñaxtu ba indi ci violence. ba loola amee nag ñu daal di ni ci ñaari faculté yëpp nañu créer li ñuy wax commission boo nga xam ne ni mooy saytu li xew ba xam fan la ñuy war a continuer jëm ndax dañuy defaat élection comme niñ ko waxee woon ca droit te ña ko séq nanguwuñu léegi ñu daal di créer li ñuy wax commission d'enquête. ndax liñ ci gën a nekk mooy
violence ba nga xam ne nii moo xew bi résultat yooyu génnee ci faculté de lettres. ak restaurant yi nga xamante ni caxat-caxate nañ ko. waaw restaurant yi ñu caxat-caxatee sax mi ngi commencé ci faculté de droit des sciences juridiques et politiques. foofa la commencé. maanaam faculté de droit. ndax ñoom bi résultat yooyu génnee. ña nga xam ne nii ñoo perte ñooñu ñoo jóg saccage restaurant yi. waaye dafa am loo xam ne nii étudiants yi dañ ko xaw a réeré mbir am na foo gis daanaka ci biir campus bi def nañ fa ay caméra yoo nga xam ne nii bu jëyee amee. bu ñu xoolaatee caméra yi am na ñu mën a ràññee. kon yéen si caméra yi ngeen sukkandiku ngir daan étudiants yooyu la. déet sukkandiku nañ ci caméra yi nga xam ne dafa am lu ñu wane. sukkandiku nañu ci ay vidéo yoo nga xam ne nii dañ koo gis. xool ko ca vidéo yi doon circuler. waaw vidéo yi doon circuler ci réseaux sociaux yi. ci réseaux sociaux yi. ak tam li nga xam ne nii waa kudd ci seen bopp ñoo ci teg seen bët ñi nga xam ne nii tam ñooy bokk ci ñaari faculté yooyu maax tegal ci seen bopp bët waaye dañ ne loolu doyul. nañ def enquête ña nga xam ne nii dañ leen a tuumaaloon te peut-être eggaguñu ci daan leen. ñu woo leen kenn par kenn. enquête leen laaj leen ba daal di am ci lu ñu sukkandiku. ñaata ngeen convoqué woon. 250 yi doon wax. déedéet ngeen jot a convoqué wala étudiants yi ñoom ñoo ko doon wax. loolu étudiants yi ñoo wax seen point de presse. maanaam ñoom ñoo yox. ñoo xam. ñoom ñoo xam mbir mi. ñoom ñoo xam. kon ñaata ngeen convoqué woon. ñi nga xam ne nii ñoom la ñu convoqué woon. oui. juróom-ñeent fukk lañu ak ñett. 93 ci tubaab. ngeen juróom-ñeent convoqué fukk ak ñett la ñu convoqué. kon chiffre 250 yi si étudiants yi. ci étudiants yi la jógee. kon ñoom ñoo taayu woon affaire bi. ñoo taayu woon affaire bi ndax boo gisee sax liñ ci dolli. mooy bi leen convoqué ni leen da ngeen a war a ñëw commission discipline déglu leen. ngeen wax lu ngeen di laaj ndax yéen daal index na leen ci ñi nga xam ne nii am nañu part ci trouble yi am. dañ ni ñoom nanguñu convocation ndax délai yi dafa gàtt. kenn mënul convoqué 250 étudiants. ci délai ba nga xam ne ni benn jour wala ñaari jour nga leen fay. waaye am na lu leen di jot na tontu nag. oui alors ma bàyyi la nga daaneel foofu. ma dem mais am na ci ñu jot a tontu sax. nii ku nga xam ne nii dañ laa tuumaal. yaay wax wan waxtu lañ lay woo wan waxtu lañ lay convoqué. buñ la woo da ngaa war a wuyu ci. ok alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal professeur Ndiassé Diop nekk médiateur bu université Cheikh Anta Diop de Dakar alors sanction yi. Professeur est-ce que gisul ndax gis nañ juróomi at gis nañ ñaari at gis nañ ñi nga xamante ni dañ suspendre seen inscription am ñu bàyyi étudiant bu ñu sanctionné juróomi at ñaari at kooku fan la jëm est-ce que sanction yi diisul waaw wala sanction yi yéen ñoom seen acte sanction yi dañ mérité waaw xam nga ñiy jottali xabaar yi ak li ñuy wax opinion oui dafa am ñoom gis-gis bu ñu am daanaka li nga xam ne nii moom la ñu def ci cëppaandaw ja loolu la ñuy gën a xool ka la xam ne nii moo indi loolu la ko indi lu mu doon de violence oui ñëpp dañoo nañ tas amical yi ñëpp loolu la ñu waxoon nañu wax nañ tas amical yi parce que violence warul dugg université xale yi waruñoo defee noonu waaye nag université comme ña fa nekk aussi am na lu leen yàlla baaxe muy xam-xam ak gis-gis bu rafet ak aussi démocratie bi ñuy doxal ñun naal dinañ def ndànk enquête ba gis lu nga xam ne ni jar na ñi ñu tuumaal ñu woo leen dégluwaat leen bala ñuy jël benn sanction loolu am na jamono yoo xam ne duré na ko maanaam ay fan wala semaine sax yoo nga xam ne ni dox na diggante bi ñuy décider loolu ak li nga xamee ne ni enquête bi agsi na ci cëppaandaw ji pour ñun li ñu gis képp ku nekk ci biir université xam ni muy doxee suspendre étudiant juróomi at ay la yéwén kooko jeex na ndax juróomi at mënoo ko toog di dellusiwaat te itam boo dellusiwaatee dafa am bët buñ lay xoolee dañ naan borom musiba mu ñëwaat na bu boobaa mën ngaa bañ a inscrire waat parce que mën nañ laa indi leen te étudiants yu ñu sanctionné mënuñu inscrire beneen université lépp université yëpp ba leen seetee am na lu ñu bokk oui ñi nga xam ne ni ñëpp ñu ay université sénégalaise lañ benn ministre lañ am oui muy ministre enseignement supérieur exact lépp lu ñuy wax ka def day egg foofa ba jëm nag ca kaw ba ca président de la république kon nag lu nga xam ne nii doon na tuuma ju ñu teg ci ndoddum nit ba tax fa nga xam ni fa la commencé woon a jàngale mënu faa continuer yaakaar naa boo demee feneen di dañ leen naan du fii alors lu ma bëgg a xam professeur Ndiassé Diop nekk médiateur bu UCAD mooy différence entre ñi nga xamante ni dañ leen daan juróomi at ak ñi nga xamante ni dañ leen daan ñaari at ak ñi nga xamante ni dañ suspendre seen inscription alors c'est vrai que xam naa ni sûrement gravité fait yi moom moo tax alors fa ngeen wékk ñi ngeen daan juróomi at ak fa ngeen wékk ñi nga xamante ni ñoom ñaari at nañ leen daan
xam nga loolu sax liñ ci mën a dolli ci portable soo ko mënee def li nga jot a wax. silencieux. ma fàttali su mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal professeur Ndiassé Diop nekk médiateur bu UCAD du université Cheikh Anta Diop de Dakar ñuy fas yéene ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum conseil de discipline décision bi nga xamante ni daan na dem mu soxal étudiants yi nga xamante ni ñoo amaloon ay violence si waa conseil de discipline ñu wax ginnaaw élection amicale yi nga xamante ni moo amoon sa université Cheikh Anta Diop de Dakar professeur mu bàyyi la nga topp. waaw li nga wax léegi maanaam wax nga ñi nga xam ne dañoo aj seeni inscription wax nga ñi nga xam ne daanaka dañ leen a daax ndax juróomi at kuñ ko teg suñu doot jeexal nga ci université waaye am na luñ ci war a mën a yokk loo nga xam ne dina tax opinion bi gën a xam aussi li xew ndax conseil de discipline démocratie lay doxal. démocratie ñooñu conseil de discipline ñan ñoo fay nekk. conseil de discipline doyen faculté yi. oui chef d'établissement yi ak seeni assesseur. ak seen assesseur. waaw ñi nga xam ne nii seen xam-xam dafa màcc ci pédagogie. ndax ñoo yor étudiants yi ñooy gérer administration wàllum pédagogie rek. waaw wàllu pédagogie. ak aussi administration. kenn ku ci ne da nga yore faculté soo jëlee faculté. mooy administration soo ko waxee moom mooy personne administrative et technique. loolu nga bëgg personne wax administrative et service technique waaw ñoom ñooy dimbali jàngalekat yi ak doyen bi. oui waaye di gérer faculté bi yëpp. ci plan administratif doyen bi moo ko yor te doyen boobu tam jàngalekat la. loolu moo tax mu taxaw jiite de faculté am ba noppi taxaw conseil de discipline. ànd ak ki nga xam ne nii mooy assesseur am. yeneen ñaari faculté am tam ñoo ñëw ak ña nga xam ne ñoo fa toog recteur ci conseil kon de démocratie ngeen di. moo fa am mais lu ma ko xam nga juróomi at. ñooñu lan lañ def exactement. alors juróomi at bu ngeen gisaatee ndax yéen ay expert ngeen vous êtes ay journalistes yoo nga xam ne nii. am ngeen gis man ngeen gis ay image jéem ci ràññee lu bari loo nga xam ne ni ku jàngul métier mënoo koo xam. wax nga fii léegi nii dañoo dugg ci restaurant yi saccagé. restaurant yi am na ay caméra. oui boo duggee ci restaurant saccagé foofu salfaañe bureau yi xel mën na egg ci ni sax xëy na bu fekkee ne almet jigéen woon na la nga taal foofu ndax lenn rek nga bëgg ni yow wane ni kontaanoo te lépp lu nga xam ne nii mi ngi nekk ci centre des œuvres universitaires soo ko mënoon da nga koy yàq doo jëm a seet sax. ni restaurant yooyu ay repreneur ñoo ko yor. alalu privé la. mais teewul ñu yàq ko. ak ki nga xam ne nii yéen ñëpp di journaliste bu ngeen ci deful un laïus aussi wane ngeen benn étudiant bu dikk fekk professeur am taxaw comme ñi nga taxawee tey yor micro am mu foqar ñi ko. loolu jéggi na moom 5 ans la am. jéggi na dayoo déedéet kooku mooy cas bi doy waar dinaa ci waxaat tuuti. kooku kaam dafa spécial ndax étudiant boobu bokkatul woon ci système bi. bokkatul woon ci système bi mais doon na ñëw di def cours. doon na ñëw di dugg ci période bi nga xam ne nii moom la ñuy wax renouvellement amical yi. jaxasoo ci biir ndax xam na aussi université. di wut lu mu am bu fekkente ni ni coalition bi mu jéem a dugg gagné na. mais moom mënatul woon a inscrire thèse ndax soutenir na mémoire de master am. te amagul benn professeur bu ko encadré thèse. ndax dama yàlla baal bëgguma koo tooñ résultat ya mu am mayu ko mu inscrire thèse. léegi kooku jeexal na kooku kaam ñu ngi koy wut. yéen a ngi koy wut. ñu ngi koy wut gisaguñ ko. maanaam yéen a ngi koy wër. waaw gisagoo leen ko kooku lan moo koy xaar. lan moo nar a teg lan ngeen yan daan ñoo ko nar a xaar. alors daan yi nga xam ni moo ko nar a xaar. bu fekkente woon ne mi ngi ci système bi. oui ndax conseil discipline aussi ñun ñu juste la ñu am gis-gis lañ. oui comme bokkatul ci système bi. wàllam feneen lañ koy saytoo. maanaam wàllum yoon. wàllum yoon wi mooy ki nga xam ne nii mooy faculté ba nga xam ni fa la doon jàng ba egg si master 2. porté na plainte. muy waan faculté nga leeral ko suñu spectateur lettres des lettres et sciences humaines. waaw oui doyen bi tam porté na plainte contre kooku. donc kooku ñu ngi koy wër. kon kaawam kooku beneen kaala. beneen kaala mooy bi nga xam ni daal moom la daanaka moom lañu gën a ràññee ci li nga xam ne nii jëfin la woo nga xam ne dafa jéggi dayo kon nag kooku ñu ngi koy wër kaam réglé guñu ko waaye yaakaar naa ni bon mënul réer ay parents sax jot nañu am luñ ci xam ndax ay parents biñ leen wax jokkoo ak ñoom. yaay ji def ni moom xamul woon ni doomam def na loolu. li mu xamal daal yaayam yëgu ko. yëgul ci ko xale bi da doon xëy toujours di jàngi moom defoon na ni ñu ne ko bokkatul sax nag ci système bi.
loolu aussi daal di indi vraiment naqar boo nga xam ni daanaka yaay ji jooy moo ko dese woon loolu yëpp mais quand même man loolu tamit bëri na université am na si ñoo xamante ni bokk ci système bi ñu ngi fay dem am na si ñoo xamante ni ñu ngi assister ay cours di def ay TD loolu est-ce que jotul aussi ngeen indi si ay saafara wala nombre bi nu mu toll moo tax mbir mi réglé ko du yomb. waaw loolu moo tax mbir mi réglé ko du yomb ndax boo duggee ci amphithéâtre bu nga xam ne juróomi téeméeri étudiant ñu nga fa. dafay jafe nga ràññee ku ci nekk dëgg-dëgg étudiant ak ku ci nekkul étudiant. am na ñoo xam ne dañuy wàlliyaan waaye bokkatuñu. waaye nag ñoo ngi doog di xaar jamono ju nga xam ne ci la ñuy renouveler amicale yi pour jéem cee dugg. jéem cee jàpp dañuy porox ndool. dañuy mbaal pour wut lu ñu am. bu ñu jàppalee benn coalition di def campagne ak yooyu yëpp coalition boobu bu gagné li nga xam ni moom la ñu gis ni mooy li amical yi wékku muy maanaam lu ñuy am ñooña bu fekkente ne amical boobu ñoo gagné xëy na ñu am lu ñu leen jox. alors si seen sanction yi juróomi at ñaari at ak ñi nga xamante ni dañ leen relaxé mais am na sa étudiants yi nga xamante ni da ngeen suspendre seen inscription. waaw ñoom lu ñu def. ñi ñuy suspendre seen inscription dañ leen a jotul woon a mën a déglu maanaam ci ñi nga xam ne voilà dañ leen a auditionné wu ñëwuñu wala jot est-ce que jotoon nañ convocation wala lan jot nañu ñoom ñëpp jot nañu maanaam ñëwuñu te communication bi doublement lañ koy def sax dinañ la woo ci sa téléphone ba jot la ak dinañ la aussi yónnee bataaxel ba nga message wax pour nga ñëw message pour nga ñëw léegi ñëpp xam ne dans internet la ñuy doxee dinañ yónnee message parce que même ñoom suñuy inscrire ci électronique la ñuy jaar pour inscrire bu ñuy voté tam ci inscription la ñuy jaar ak internet la ñuy jaar pour ñooñu dañ leen convoqué ñëwuñu waaw ñooñu dañ leen a dégloogul bu fekkente ni tax ku ñu dégloogul da ngaa ñëwul bu fekkente ni ñëw nañu ni ñu dégloo juróom-ñett fukk ak ñett yi parce que ñooñu fukk lañu fukk nañ waaw mais ñoom ñëpp nag fag yaa ngi chiffres yi nii n'est-ce pas waaw maa ngi ni chiffres yi waaw mën nga fàttali ko suñu mbokk téléspectateurs ma fàttali nii bi nga xam ne ni commission de discipline réunir na ba pare dafa am étudiant boo nga xam ne dañ koo dàq ilaa yow mi diine moom bokkatul ci université waaw am ci juróom-ñaar yoo nga xam ne ni dañ leen a daan juróomi at yoo nga xam ne ni mënatuñoo bindu wala jàng ci université Cheikh Anta Diop Dakar am fanweer ak juróom-ñaar yoo nga xam ne ñaari at lañ leen daan muy 37 muy 37 mu am ci ñaar fukk ak ñaar yoo nga xam ni gis nañ ni lañ leen tuumaaloon xëy na defuñu ko amuñu ci daal benn firnde bu nga xam ne ci lañ mën a wéeru pour sanctionner ñun leen bàyyi nañ leen. ñooñu dañ leen relax maanaam ñoom mën nañu wóyal di def seen cours. amatuñu benn problème ñoom def seen cours la nga xam ni moom la ñuy bàyyi xel rek. mooy li daal ñii bañ leen a daal ëllëg. am na si ay étudiants yi nga xamante ne dañ doon envoyé ay messages muy doyen faculté des sciences juridiques et politiques am na ay étudiants yoo xamante ne doon woo seen ay professeurs wala doyens yi. ñooñu tamit yan sanction ñoo joto tegu seen ndodd. am na ci ñoo xam ne am na ci kenn ku 5 ans la am. 5 ans am na ci ko am 2 ans. ci ñoom si 5 ans yi ka nga bëgg wax Pape Abdoulaye Touré. kooku ci ñu gën a sanctionné la bokk. mais moom mu ngi clamé moom mu ngi wax si page Facebook am ni mbir mi laale aussi taqe aussi moo nekk nii sax moom nee na laale aussi taqe aussi. waaw laale aussi taqe aussi. loolu mënees na ko wax ku nga xam ne nii amul jumtukaay yu ko mën a wane ni kii laal na ci wala laalu ci. ndax conseil de discipline. du def lu yëf yu nga xam ne nii yëfi caaxaan la wala yëfi yomb. moo tax ma ne la lu ñuy def ñoom dañ koy wéet ci li nga xam ne nii moom la leen seen i jumtukaay man te seen i jumtukaay képp ku nga xam ne nii woo nañ la am na loo nga xam ne nii lu amul sikki sàkka loolu la ñu teg ci sa ndodd tuumaal la. alors message yu étudiants yi doon envoyé comme seen professeurs yi ak doyen bu faculté des sciences juridiques et politiques yan façon message la. non ay message yu wax yu ñagas wala lan. pour mu gën a leer si suñu wax yu ñagas la parce que loolu la ñuy wax ci tubaab communication violente. yéen journaliste ngeen xam ngeen communication violente. xam ngeen aussi communication bu nga xam ne nii c'est fondé sur ce que les Français appellent euphémisme maanaam. wax la boo nga xam ne nii boo déggee dëgg mën na rafet ci niñ la ko waxee waaye boo jëlee am na lu nekk ci suuf lu nga xam ne nii war nga ko mën a ràññee yow. ñooñu nag li nga xam ne nii moom la doyen bi wax man dégg naa ci gémmiñu doyen mu ni dañ ko yónnee lu tubaab di wax menace de mort. menace de mort. waaw loolu moom dégg na xam nga loolu dafa garaaw. kat moo ko yónnee. ràññee nañ ci ay it bon xëy na peut-être bëgguma joxe. bëggoo wax ay tur waaye am na daal ñaar ñu nga xam ne nii ràññee nañ leen ci kii nga doon wax xëy na ba ci la bokk. man nag awuma firnde ni noona la waxe
ndax aussi loolu c'est personnel c'est privé. xëy na ña nekk ci commission de discipline parce que man bokkuma ci. bokkuma ci conseil de discipline. ndax mënuma nekk médiateur bokk conseil de discipline. ndax kon daa dem féete. waaw ñooñu nag wax jooju ñu wax daanaka mi ngi mel ni jaas yi parce que boo demee kilifa gi nga xam ne moo yor faculté bi yëpp. nga wax ko wax yu nga xam ni àndul ak teggin. te doon na lu nga xam ne ni sax daanaka yow da nga koy menacé mu mel ni boo ko mën na atteindre li tubaab di wax jot ko wala nga def ko lu nga xam ne nii ku ko dégg wala dar say nopp wala nga dégg wax ba nga dar sa gémmiñ loolu tam bokk na ci lu nga xam ne nii tey jii boo demee sax ci yeneen juridiction yi dañ naan ça c'est très justement ba def benn transition comme mbirum juridiction ngay wax professeur Ndiassé Diop nga nekk médiateur bu université Cheikh Anta Diop de Dakar alors étudiants yi ñoom même tey sax doon def point de presse naqarul nañ décision bi te nee nañ mbir mi du fi yam mbir mi lañ koy attaqué si wàllum yoon waaw xam nga ci pays démocratie lañ nekk lépp lu la naqari am na foo ko mën a jooy man mii nag bu fekkente ne dañu ñëw jooy ko ci sama bureau ay la yoon man awma pouvoir bu nga xam ne man na maa régler loolu mënoo régler ndax man lu ma mën a régler mooy balaa jéyee am wala bu jéyee ji door a am ba nga xam ne jëlaguñu décision ba nga xam ne kenn mënatu koo dindi foofu mën nga dox tànki defar oui mais en tant que médiateur yéen jéego nga def en tant que médiateur de l'UCAD jéego yi ñu ci mos a def yoo xam ne ni moom la ñuy continuer def même su fekkente ni amuñu amuñu jumtukaay ak moyens yoo xam ne mën na noo permettre loolu ñu wéy ci bu école ubbi ba muy tëj ñun dañ leen doon wax toujours ñoom ñi nekk président amical yi di dajeek ñoom ni leen yéen kat bu ngeen delloo ci seen militants yi wax leen ni leen communication warul doon communication bu metti wala bu naqaree dégg communication violente doonu lu nga xam ne yëfi étudiant la di leen fàttali itam ni leen lii ngeen indi université du dugg ci ay amical loo ca am mooy jàng am say diplôme dem andil la njariñ yow ak say ñooñ loolu lañ leen di wax année bi yëpp loolu mooy prévention bu fekkente ni loolu am na wate ñun itam bu ñu gisee lu nga xam ne mën na indi jéyee ñu dem wax ko kilifa yi ni leen mbir sàngam kat buñ ko teelul la fànq ci départ bi mën naa jur jéyee alors beneen laaj bi nga xamante ni professeur bëgg naa la ko laaj mooy ginnaaw ba conseil de discipline bi génne na sanction yi mu nekk ay sanctions yi nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ ay sanctions yu dis la comme nu suñu yenn kaay bii di suñu naataango yu le quotidien ñu ni la méthode alors est-ce que mën nañu wax ni jamono mën na dox wala quelque temps ngeen teggi seen tànk wala ñi nga xamante ni amoon nañ yenn daan yi ñu wàññi ko wala loolu mënul nekk loolu wala conseil de discipline bu UCAD moom suñu génnee seen dogal rek jeex na tàkk non daanaka sax bu UCAD ak beneen université ñoo ci yam soo leen xasee ba génne jeex xam nga lee wala di wax béy wees na mbuus mooy situation bi mais ñoom lan moo tax ñu ne mbir bi dañ koy attaqué ci wàllum yoon déet xam nga ba nekk ci pays démocratique tooñ duñ la tooñ bu fekkente ni dañ la àtte am na yoo xam ne nii ay tribunal de simple police la ni ñu koy waxee ci jargon bi police mën na la àtte su ci police mënul dara mu yéeg ci yeneen juridiction fa mu yem léegi nag lii boo gisee ma ne la daanaka amatul pexe mooy conseil de discipline dafa jaar fu mu war a jaar jël affaire yëpp natt ko saytu ko wut lépp lu nga xam ne mën naa nekk ci moom ay preuve yu nga xam ne ñi ñu tuumaal yii sanction la seen barème prévoir parce que conseil de discipline dafa am ay barème waaw léegi bu ñu lay sanctionné dañ ni sa sanction dafay méngoo ak gravité li nga def mais si seen sanction yi ak barème yi nga wax avertissement amu si ak blâme si décision bu génn démb non bi génn démb daanaka blâme ak réprimande mun naa ni sorewuñu ndax étudiant bi moom li jàpp soo ko xasana xas ba mu toog ci suuf tam soo ko néewul dootoo fi jàng yaakaar naa ne ba tey yoonam day wéy loolu moo tax ci biir sanction yi ñu jël xam nga ku ñu nii relaxé nañ la kooku moom dañ la tuumaaluñu la dara ku nga xam ne nii dañ laa defar réprimande mooy dañ laa xas blâme mooy premier niveau bi ci mesure douce yi sanction douce yi blâme bi mënees na ko wax mais day niroo presque ak avertissement waaye fii agsi nañ ci cëppaandaw ji nga xam ne nii ay avertissement ak yooyu amatul souvent dañ la naan condamné nañ la wala ñun la dootoo fi inscrire wala ñun la dàq nañ la ilaa yow mujj alors professeur Ndiassé Diop beneen laaj bi nga xamante ni nekk na laaj boo xamante ni ñu bëri ñuy posé wu question les observateurs ñëpp muy sénégalais yi alors université yàgg na am violence
mais lu tax ren ji bii ngeen taxaw si thème wala da ngeen tirer leçon si gravité yu doon am at yi passé moo tax ngeen ni dafa jot université violence takk fa lu tax bii ngeen taxaw thème jël seen ay décision convoqué ay étudiants daan leen. xam nga violence daanaka mosu fee jóg. oui loolu mënees na ko wax. waaye nag na muy demee ak na nga xam ni ña koy indi noonu lañ koy doxalee moo soppeeku tuuti. ndax fi mu ne egg nañu fu nga xam ne am nañu moyen yu nga xam ni violence bi boo ko defee même waa université bu ñu nekkul police mën nañu gisal seen bopp ki def loolu. xam nga rey nañ fi Balla Gaye am na ñu tuumaal. la ñuy wax naa enquête bi mu jul fenn waaye am na luñ ci xam nit ñi am nañu luñ ci xam. yéen ñi journaliste xam naa ne def ngeen investigation. ba xam lu nekk ci suuf. que la ñu rey Saint-Louis gis ngeen xam ngeen ni foofu amatu ràññee. gis ngeen ñu ko rey Fallou Sène gis ngeen ko rey. leneen li ci des nag bu dee fii ci étudiants yi ñoom ci seen biir lu ci ëpp ñoo xeex ba rayante. xeex ba rayante ci biir COUD campus social. loolee ba mu amee am na enquête yoo nga xam ne ba léegi mi ngi wéy waaye comme campus social la xewee ñi nga xam ni ñoo ko seqoon xam nañu te ci lañ doon wax naan def lañ moo doon xeex ak kekendoo ci la gaaw su koon a gaañoo loolu nag bi mu amee duñ leen nëbb dara autorité ci seen bopp yi ci gën a kawe ci réew mi nee nañ loolu na dakk léegi nag yow su ma la dénkee kër wala ma dénk la ab garnison tey ji militaire ben dama la naan il faut tenir tes troupes loolu mi ngi signifier il faut nga gérer li ma la dénk gérer li ma la dénk mu bañ fi amati waaw mu bañ fi amati très bien loolu bu ngeen suivre et je sais que suivre ngeen la ca topp bi loolu amee la ca topp mooy conseil restreint yëf yi metti na ko ba metti ko tar na ba mu ni nañ tëj kudd conseil gaaw si jëm décédé oui conseil restreint dafa wax kudd ni ko nañ ko tëj mais loolu waa kudd d'accord uñ ci woon d'accord oui d'accord ñu ci parce que waa kudd que leen du nommé du recteur exact kon nag nit bu fekkee ni yow tegoo ko fa mën nga wax sa bëgg-bëgg rek mais mën nga ko faa mën a bañ a jëlee te xam nañ kudd bokkul ak campus pédagogique alors beneen fait bi moom mooy étudiants yi ñoom dañ naqarlu que ni ci conseil discipline waa SAES ñoo leen teg pression maanaam syndicaliste yu nekk université muy professeur yu fa nekk ñoo leen teg pression ba daan yi diisee nii lan ngay tontu si loolu SAES tegul directement pression ci étudiants yi si conseil de discipline waaw déedéet mën naa ne sax SAES dafa jouer rôle am parce que dañu tooñ kenn ci ay ñooñam mooy professeur bi doon jàngale ñu nangu micro bi ndax kooku ñu nangu micro am keneen mën na caa topp ku ñu def lu gën a metti nangu micro SAES na comme dañ ni syndicat bi day défendre li ñuy wax intérêt matériel et moraux mu jóg taxaw parce que boo demee di syndicat bu fekkente ni tooñ nañ la sa syndicat dafa war a jóg taxawal matukaay yu mat sëkk pour wane ni sama militant tooñ ngeen ko loolu du ma ko bàyyi mu def noonu gis nga grève nañ fi lu ëpp 10 jours pratiquement donc SAES deful pression ci étudiants yi deful pression ci recteur moom dafa réclamer ne nañu fexe ba condition sécurité yi dellu siwaat pour que ñu nangoo wax seeni militants ñu dem jàngale jiwaat loolu moo tax ñu décrété 72 décrété waat 48 heures décrété waat encore 72 heures mais fi mu nekk nii tey jii SAES continué wul ndax jour yëpp ñun ñoo ngi jàngale alors ma dellu siwaat tuuti ci ginnaaw ci étudiants yi nga xamante ne dañu suspendre seen ay inscription ñooñu le reste de l'année universitaire bokkatuñ si déedéet xam nga lan lay tekki loolu pour mu leer suspension bi doonul suspension ad vitam aeternam ndax bu fekkente ne dafa am lu ñu la tuumaal ba fi ñu ne mënatoo bokk ci ñi ñuy considérer étudiants yu régulier lañu tant que sa situation saytuwuñu ko ba wax la mën ngaa continuer wala mënoo continuer inscrire da ngay xaar ba nangoo ñëw ndax wax naa la fii léegi ne am na étudiant ba nga xam ne ñu ngi koy wër waaw ku nga xam moom kaaw beneen kaala waaw beneen kaala bu fekkente ni nii nag yow bokk ci 10 yu nga xam ne dañu suspendre seen inscription maanaam dañ laa dégloogul wala dañ laa woote ñëwoo bala ñoo mën a waxati dara ci sa situation fokk loolu rek alors est-ce que mën nañu wax ni tamit xam nga université dafa am lu ñuy wax franchise universitaire mais si beneen fànn bi fekkee ni professeur bi nga xamante ni dafay jàngale ay étudiants yu bëri macha allah nekk si amphi bi wala tamit seen chapiteau yi nekk bu nekk faculté des sciences juridiques et politiques ba étudiants yi di naqaru naan clim bi tàkkatul dafay tàng ak yooyu alors professeur tamit est-ce que ñu ngi si sécurité
yaakaar naa ne ca njëlbéen nga mënoon nañ ni bon sécurité bi demeewul ni ko jàngale. sa njëlbéen woon mais jamono jii. jamono jii mën naa wax ni am na amélioration bu baax a baax. am na amélioration am na ay climatiseurs. waaw mais ci wàllum sécurité. alors ci wàllum sécurité itam xam nga lépp mi ngi ci biir campus pédagogique. su fekkee dañ ko yóbbuwoon ci Manding ma yóbbu ko fu nga xam ne nii comme Saint-Louis. gis nga Saint-Louis buñ grévé dañuy séquestrer enseignants yi seen bureau parce que xam nañ ne balaa gendarmerie di jógee Saint-Louis pour ñëw di leen wàllu. jéyee mën na fee am. dugg nañ ci bureau yi enseignants yàq ay. même bureau recteur Ousmane Thiaré sax étudiants yi duggoon nañ fa. waaw duggoon nañ fa mën nañ ni sax Saint-Louis moom benn université à part la. waaye sécurité boobu. pour man ci li ñuy tax ay abri la sax bu njëkk ci départ bi noonu lañ ko mën a tuddee. léegi lu tax ñu tuddee ko chapiteau dañoo améliorer conditions de travail foofu. te tey jii man mii nekk. mais chapiteau yi day tàng de. dina tàng mais léegi ñu ngi ci def effort bu rëy pour climatiser ko parce que man néew ma fi boo xam. mais amoon na climatiseur mais depuis quelque temps étudiants yi ñu doon naqadu que bi doxul. waaw xam nga loolu. xam nga aussi conditions de vie et de travail des étudiants kon les conditions de vie des étudiants aussi am na solo nekkinu étudiants yi tamit am na solo. d'accord naa ak am na solo mais gis nga métier woowu. enseignants yi ak étudiants yi ñoo koy partagé. foofu bu fekkente waaw bu fekkente ni chapiteau bi dafa tàng. waaw mais xam nga enseignant bi tamit après mën na delluwaat sax si bureau recteur wala si département am feexlu foofu. d'accord naa ak yow d'accord naa ak yow. parce que man nekk naa étudiant mais mën naa la wax ni dem naa jàng ji sori dem naa jàng ji France mais foofu amoon na ay chapiteau yoo xam ne nii. yii moo ko gën ay platane lañ ko tuddee woon. ñu ngi mel ni ay préfabriqués yi ñu defar. ndax. la nga xam ni moom la ñu amoon ci infrastructure war a accueillir étudiants yi doyul ba ñoom itam def nañ loolu waaye mosuma fa gis grève ci yooyu nga xam ni condition de travail d'accord naa ak yow condition de travail dañuy war a jox conditions yi gën a baax pour que la ngay jàng mën a dugg ci bopp étudiant yow mi koy jàngale itam nga doon nekk à l'aise. oui d'accord naa ak yow foofu. alors élection amicale renouvellement des amicales bu université Cheikh Anta Diop de Dakar chaque année coow li dafa naan cours mu jaral. lu nekk étudiants yi comme bu yàgg étudiants yi suñu doon jël seen bourse tamit ak tamit ay liste parallèle coow li ak tamit ay gune lépp ci biir alors amicale yi université jamono ji ak décision bi ngeen jël est-ce que mën nañ dem ba ngeen jëlaat décision que ni amicale yi dafa doy. waaw ci xelu ñu bari am na ñu bari ñu wax ne nañ supprimer amicale. oui. waaye xam nga nit boo tëbee rek ni nañ supprimer amicale. dafay mel ni maanaam mbaam moo sëf rek xëy na ba mënatu la dem nga ne léegi mbaam beeg sëf bi yëpp dama leen di sànni fële. li nga xam ne ni moom lañ jot a gis. amicale luy rôlam mooy ñu voté ba ni ñii ñoo fi nekkal seen i morom étudiant ndax ñëpp mënuñu nekkal seen bopp foofu. dañuy wut donc lu ñuy dute bureau amical ñooña ñoo yor. wàlleefu ñëpp ñu nga xam ne ay étudiants lañu comme ñoom. tey jii yow journaliste nga am na lu bari lu ngeen xam ci affaire université même bu ngeen fa nekkul. jaar naa fa. jaar nga fa. tey jii boo nee woon damay supprimer amical loo fay teg. loo fay teg. kon amical yi moom. waaw déet damay laaj rek amical yi foog mu nekk université. bon néew ma foog mu nekk fii waaye loolu teg si 68 sax dañuy prévoir une représentation estudiantine. te itam groupe boo gis ci lu ñu suñu constitution may. am nga droit demander récépissé ministère de l'intérieur mu jox la nga am formation amicale. mais enjeu yi est-ce que du moo tax ba violence yi demee nii. ay léegi looloo tax enjeu yi. wax nga dëgg les enjeux financiers. enjeu yi la mais xam nga enjeu li ci gën a doy waar. les avantages. les avantages. oui yow jaar nga fa xam nga xëy na peut-être yéen bi nga fa jaaree fii egseegul woon fii. waaye enjeu yooyu doon na lu jafee xeex. waaye nag université taxaw na tem. ngir xeex pour jëlee fi loolu. enjeu yi boo ko gisee bu fekkente ni nii nekk nga président bureau d'amicale ki nga xam ne nii mooy suñu tutelle mu am fu mu jaar ak yow ndax da nga koo ñaan ni ko may ñu subvention dañu bëgg def fii activité mu ñëwati ci doyen bi dañoo bëgg a def fii activité ñu jox la mu ñëw ci directeur jox ko ak ña nga xam ne yow yaa ma leen gën a xam parce que journaliste la ñu di renouvellement amical kenn ku ne ñëw ak sa enveloppe mais doo ko gis man du ma ko gis mais am na. loolu yëpp ci enjeu yi la de sorte que fi mu ne nii tey jii man yaakaar naa ni autorités yi jël nañ décision ni dinañu changer doxalinu amical yi. waaw doxalin bi la ñuy seet. mais en tant que médiateur yow si sa gis-gis amical yi nan la war a doxee.
man ci sama gis-gis. Oui. li nga xam ne nii mooy tolof yi ñuy jànkonteel ci jamono yi. mi ngi wéeru ci enjeu yooyu nga wax. enjeu yooyu dañ ko war a jéem a dindi. wàllum xaalis. bu ñu nee maanaam moo indi coow li. moo indi coow li ndax am na sax yu bari yoo xam ne nii peut-être yéen waxuñu leen ko. waaye comme mbirum chambre yeeg yooyu noonu. non loolu mooy codification yi. li gën a waar sax bëgg a wax ci loolu la mais li ma bëgg a wax mooy. oui da ngay gis ku def coalition dem élection ñu gagné ko mu ne moom mënul demee noonu. parce que dafa def campagne lépp xaalis mu dem loxoy neen. te xaalis bi mu leb foog mu fay ko. xaalis bi mu leb foog mu fay ko boo déggee wolof dëgg ñooñu dañuy laaj ndàmpaay. te loolu duñ ko wax. ba yàggee ak ñoom nag yow yaay dem ba am sa tuyooyu bopp. yu la wan ni ñii lii lañ bëgg. boobaa ngeen leen fii de ci campus pédagogique kenn fu joxe ndàmpaay xanaa ngeen dem fa nga xam ni fa ngeen yaakaar ni mën ngeen fa ndàmpaay. alors professeur daanaka simili jeex na alors lii décision bi nga xamante ni conseil de discipline génne na ko. avertissement la si yeneen étudiants yëpp. waaw avertissement bu tar. ndax nan la nekkee avertissement si étudiants yi. ni mu nekk avertissement ci étudiants yi. oui mooy ku def li ñuy def autorité mën na ni buum ca booy ba. fa ma ko awale woon naa koy dellu. ñi ma def ñi ñëpp am na ñu sanctionné déjà loolu bii moo gën a tar ci sanction yi rek waaye am na faculté de sciences ñu sanctionné. ñu nga xam dañ leen dootu leen bokk ci ay élections amicales. faculté des sciences juridiques et politiques. non faculté des sciences et techniques. FST. waaw am na fa. oui am na fa ñu suspendre. et am na fa fi mu ne nii ba suñu jamono tey jii. oui daanaka loola mooy wéy parce que bu ñu leen suspendre woon ñoom doonoon nañu def seeni élection comme ñëpp. xëy na peut-être contestation yi nga xam ne mooy xew bu ñu nanguwul ci résultat yi moo fay des waaye fi mu ne nii defaguñu seen élection. donc la leen daloon li ñu leen wax ni leen yéen. moo leen kon ñoom dañuy dem ci élection ci jàmm. voilà loolu deful jàmm rek daan yi mën a dal seen daan yi day ñëw te yaakaar naa ne lii xës xew. kenn du ci dellu gannaaw. beneen constat bi aussi très rapidement en 30 secondes ndax simili jeex na professeur. mooy étudiants yu ñu daan ñu ci bëri faculté des sciences juridiques et politiques nañu nekk muy faculté de droit. bonne explication nga ci joxe. non explication suñ ko comparé ak faculté des lettres et sciences humaines ak FST bi nga wax léegi nii faculté des sciences et techniques mais seetlu nañu FSJP foofu la daan yi gën a bëree. waaw foofu la daan yi gën a bare ndax ñoom ñoo jëkk a dugg ci yëf yi. ñoom ñoo jëkk a toj restaurant yi. ndax itam seeni élection faculté de sciences defaguñu élection mais moo jiitu. élection yi faculté de lettres. ki jëkk mooy faculté des sciences économiques et de gestion. FASEG ñoom ñoo jëkk a def seeni élection. mu jaar ci yoon amul fitna amul dara. après nag faculté de sciences juridiques et politiques daal ci egsi boo gisee yëf yi metti ci faculté de sciences juridiques et politiques boo gisee loolu am c'est que résultat ya fa génn dafa jéggi dayoo. loolu moo tax nag mettit bi nga xam ne ñi yàq doon def mu agsi foofu. waaye amul loo nga xam ne nii du loo nga xam ne ni étudiants yëpp ko bokk mu bëgg-bëggu jiite amical. te itamit nag wax nañ leen sax ne yéen comme def ngeen droit yaakaaroon nañ lépp lu nga xam ne yaakaar ngeen ni wéeruwul ci droit waru leen caa fekk. waaye nag sa bëgg-bëgg lañ toog. professeur man lay gërëm baax di la sant sa dernier mot rek la ngay ñaax étudiants yi. maa ngi di ñaax daal ñu xam ne li leen indi université. du jiite ay amical. jàng am diplôme tekki séddoo ko ak say ñoon. loolu dong lañ leen di ñaan leneen li ci des nag bu kenn réeree mbir ni lépp lu fi waaye def. bu fekkente ni mérité na ay sanctions dinañ la sanctionné te daanaka mën naa ni kenn du ci mën dara ndax kuréel bi koy jël. muy conseil de discipline dafa am autonomie recteur bi ci boppam sax du leen ni lii ngeen di def ñoom ci seen. gis-gisu bopp. ñooy jëlee te ñoom suñ jëlee décision jeex na. suñ jëlee décision lii juriste yi di wax sans appel. yaakaar naa ne moo cay topp. maa ngi lay gërëm baax di la sant mu nekkoon professeur Ndiassé Diop médiateur de l'UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar moo nekkoon tey suñ gan. c'est émission Kennu Askan Wi mbokk tey spectateurs yéen tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant amul seen fay Abdoulaye Ndiaye moo nekkoon ci wàllum réalisation bi Torodo nekkoon ci son bi Moussa Dia moo féete woon ci caméra yi ba suba incha allah ñeenti waxtu.